Amis internautes de vos sites VIP People, VIPinfo.net, ravi de vous retrouver aujourd'hui encore dans vos sites préférés. Comme ni ma leen koy waxee rek muy seen site préféré yi leen di indil ay xibaar yu leer te dëggu su ngeen abonné ba noppi bu leen fàttee bés notification bi ñu am mbégte ak bànneex indil leen seen émission Temps Show suñu leen Temps Show maanaam mooy émission bi ngeen di am muy émission hebdomadaire tous les samedis bi leen di indil récap de la semaine lépp loo xamante ni ay xibaar la yoo xamante ni jot na fi am ci ayu bés samedi bu jot seen émission phare bi di Temps Show moo leen koy indil ci seen site bi. Au sommaire, nous allons parler de meurtre d'Abdoulaye Baldé en Libye maanaam kooku di doomu Sénégal boobu faatu foofu ca Libye Abdoulaye Baldé suñ fa jógee danañ wax ci visite du Macky Sall foofu ca Kër Massar ginnaaw loolu danañ wax ci coowal Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko bi lëmbee toile de la presse sénégalaise suñ fa jógee danañu dem foofu ca Garouwa ndaw si nga xamante ni 25 ans la am rey ñaari doomam ba noppi togg leen suñ fa jógee danañu dem seeti kii di Serigne Niass nag mooy foo ko ci Barma bis moom it naka la mujjee ak takk der yi suñu fa jógee danañu seeti kii di juge Téliko ak convocation foofu ca Ligage nu mu mujjee suñu fa jógee aussi danañu dem seeti ji fële ca Amérique Donald Trump ak chinois yi ginnaaw bi ñu interdire TikTok ak WeChat. li gën a fës nag ci ayu bés bii muy meurtre de kii di Abdoulaye Baldé nag di doomu Sénégal boobu nga xamante ni dafa nekkoon foofu ca Libye ñu boom ko ci ay bal daawte ba mu nekkee woon ci service am Abdoulaye Baldé foofu lañ ko boomee foofu ca Libye muy doomu Sénégal waaye li ci bees maanaam mooy famille Abdoulaye Baldé ñoom nag dañu dellu ne nañu dañuy porter plainte kan la ñuy porter plainte maanaam mooy état du Sénégal kan mën la ñuy porter plainte mooy ministre sénégalais chargé de l'extérieur di Moïse Sarr kan la ñuy porter plainte mooy kii di Amadou Ba di ministre des affaires étrangères lu waral famille Abdoulaye Baldé boobu ne dañuy porter plainte état du Sénégal ak ministre yooyu maanaam ginnaaw nee nañu tekkaarul état bi dafa jaaxal leen jaaxal ci ba ñu jëlee seen doom muy doomu Sénégal boo xamante ni dañ ko boom foofu ca Libye ba pare assistance amul ci moom gisuñu benn autorité bu ñëw massawu leen su ngeen jàppee ni sax amul dara loo xamante ni état bi yëkkati na ko mais patt la ñu mayee ci deewu kii di Abdoulaye Baldé moo waral ni que famille bi naan dañuy porter plainte foofu ci deewu kii di Abdoulaye Baldé dinañu porter état du Sénégal ginnaaw loolu gis nañu moyen sax bi ñu indee seen kooru doom boobu di Abdoulaye Baldé amuñu ko woon te état bi jéemu ci benn jéego ba dañ ko mujj suul tey ci aljuma ji ngeen gis ni foofu lañ ko suul ci Libye suñu jógee Libye dañuy dellu soit fii ci Kër Massar suñu ñëwee Kër Massar nag dañuy naan Parcelles Assainies unité 2 unité 3 jàppale ni que inondation yi maanaam mooy taw yi fi amoon maanaam dafa bare ba nga xamante ni toll na ci 1 m 40 ndox boo xamante ni amoon na foofu ñu bare ñàkk seen kër commerce yi ñàkk ñi tëj seen ay boutique ba nga xamante ni jëndi mburu sax daf leen di jafe lépp loo xamante ni ñu ngi ko doon jaay foofu ci Kër Massar cher ba bëgg a dee ginnaaw loolu nag gisoon nañu benn défilé boo xamante ni opposition bi def nañ ko kii mel ni Ousmane Sonko demoon na fa seeti leen ki mel ni waa PDS demoon na fa seeti leen ki mel ni Bougane Gueye Dany gëm sa bopp demoon na leen fa seeti mais alxamis bi ñu génn kii di président de la république Macky Sall di njiitu réew mi moom moo sol ay dàllam ànd ak gouvernement am kii di Aly Ngouille Ndiaye ak Mahammed Boun Abdallah Dionne dem foofu ca Kër Massar waaye ba mu demee ca Kër Massar donte egsi na fa seet si leen nemeeku leen mais amul dara lu mu leen promettre lu dul seet si naa leen dig leen ay promesse yi nag maanaam mooy leen mooy Kër Massar dinañ ko def département maanaam département daal la wax ni dinañ ko def Kër Massar ba noppi yëkkati ay millions yu bare teg ko foofu pour ñu defaraat assainissement bi mais li fa jaaxal nit ñi kii di meeru Kër Massar bi ba mu demee foofu moom dëkk bi waa kër dëkkam boobu di Kër Massar dañ ko doon yuuxoo maanaam ay huée yu métti la fa jëlee ba dafa mujj daw xët delluwaat foofa ca maireem waaye li jaaxal ñëpp nee nañu président de la république dafa ñëw seet si sinistré yi waaye duggul ci ndox bi xuusul ànd ak ñoom maanaam dafa solu si toilette am bu leer nañ maanaam mel ni ku nekk sur son 31 wuute naag ni fa Ousmane Sonko demee sol ay bot dugg xuus ak waa Kër Massar ci biir ndox bi mais président dafa taxaw ne seen ndox bi seen sinistré yi ne dinaa leen defal département ba noppi jox leen ay millions pour ñu defar foofu muy ay information yoo xamante ne seen site bii di VIPpeople.net relaté na ko képp ku bëgg a xam leen lu ci topp da ngay dugg ci sa site bii di VIPpeople.net su ma jógee Kër Massar damay dem foofu ca Garouwa nag li fa xew maanaam lu doy waar la maanaam musiba mbabba kumba la bi ma juddoo sama àdduna ba tey ji yaakaar naa ne maa ngi soog a dégg lu mel nii li fa xew nag benn ndaw su boo xamante ni dafa am ñaar fukki at ak juróom maanaam muy 25 ans moo jël ñaari doomam faat leen naka la leen faatee da leen ren di xëtteet kenn ki mi ngi am ñaari at kenn ki mi ngi toll si juróom-benn at ba mu leen reyee ñi foog ni da leen suulu leen xam ngeen lu mu def dafa jël ñaari doomam yooyu dugal leen si cin togg leen ba ñu ñor xom mu leen di lekk mais ginnaaw loolu nag ay rumeur ñu ngi doon circuler ndaw si ñu ngi ko doon wër mais kenn gisu ko mais jàpp leen daal foofu ca Garouwa kii di Salamatu la tudd toll si ñaar fukki at ak juróom dafa jël ñaari doomam ren di leen xëtteet ba noppi dugal leen si cin togg leen ba ñu ñor mu wujju leen di leen lekk ku bëgg a xam nag suivi bi lan moo ci topp da ngay dugg ci sa site bii di VIPinfo.net
su ma jógee Garoua damay ñëwaat fii ci gëm sa bopp maanaam groupe des médias ki ko jiite di Bougane Gueye Dany ak waa Pastef di Ousmane Sonko diggante Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko semaine bi ñu génn gis nañu tàng na trop ndaxte gaaruwaale bi bare woon na trop coow li bare woon na trop ci diggante ñaari opposants yooyu di ay leader politique ku ci nekk samp ndëndëm pour jiite Sénégal atum 2024 mais coow moo dox ci biir opposition bi lu waral coow boobu ginnaaw Ousmane Sonko ba mu demee seeti waa Kër Massar mu doon ku njëkk a dem foofu seeti leen nemmeeku leen mastawu leen kii di Bougane Gueye Dany dafa xëy dem Kër Massar bien bu mu demee nag demul ak loxi kese dafa dem yóbbu enveloppe 10 millions yóbbu ay moto pompe jox leen ay dund ginnaaw ba mu demee nag discours bu mu jël yaakaar naa ni loolu moo merloo kii di Ousmane Sonko mu jàpp ni que moom la doon gaaruwaale nee na ay nit suñu nekkee ci ay tolof nga ñëw di leen seet si da nga war a indi ndimbal mastawu leen jox leen ko waaye ñëw fii di utiliser politique bi maanaam di xeex Macky Sall di xeex état du Sénégal waroo profité ci naqaru doomu aadama yi pour maanaam wax sa soxla ginnaaw kàddu yooyu nag bu mu génnee kii di Ousmane Sonko tamit dafa jóg dal ci kaw Bougane Gueye Dany dal lu mu dal ci kaw Bougane Gueye Dany gëm na ni que Bougane li mu doon def ngistal la nee na moom bi mu fa demee bàyyi na fa enveloppe waaye waneew ko mais Bougane dafa dem pour wane ay ngistal ak yooyu ginnaaw loolu nag xeex bi doonutul diggante Bougane ak Ousmane Sonko mais diggante Sonkis yi la ak gëm sa bopp ya ndaxte ñi topp ci ginnaaw Bougane Gueye Dany ñooy gëm sa bopp ñu topp si Ousmane Sonko ñooy Sonkis yi ñu nekk ci réseaux sociaux yi amul wax boo xamante ni waxuñu ko kii di Bougane Gueye Dany waa Bougane amul wax boo xamante ni waxuñu ko kii di Sonko ñii dem nañu sax ba naan Bougane Gueye nit koo xamante ni mënula jàll parrainage donc kooku jarul ñuy wax opposant Ousmane Sonko tamit jam na baaraamu tuuma kii di Bougane Gueye Dany nee na ay opposant lañ yoo xamante ni Macky Sall moo leen di fay pour ñuy dal ci kawam ba tey jii ginnaaw loolu gis nañu beneen vidéo génn ci boo xamante ni dañ ko monté diggante Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko ni mu taxee woon ba Bougane ba muy nekk fële ca xaar yàlla dafa invité woon Ousmane Sonko ñëw taxaw ne patriote la Bougane génnee benn vidéo boo xamante ni waxoon na ni Macky Sall dafa jëm ci taar réew mi te kenn du ko nangu ku ci nekk di wone boppam daal mu doon benn xeex boo xamante ni xeexu xale la ñeneen jàppee ni ko affaire politicien la mais en tout cas lu ñu ci mën a jàpp rek muy Bougane Gueye Dany di Ousmane Sonko ñaari ndaw lañu te Sénégal am na ci ñoom espoir donc bu leen nu mu tudd ay incident politique yóbbaale ba ñuy war a pëccëxoo di réeroo di waxante yenn kàddu yoo xamante ni ëllëg ci biir ñoom ñaar dañuy toogaat su boobaa dañ leen di génneel vaar su boobaa dañuy rus ku bëgg a xam vidéo yooyu lan la ci Bougane Gueye wax Ousmane Sonko ak kii di Ousmane Sonko lan la wax kii di Bougane Gueye Dany da ngay dugg ci sa site bii di vippeople.net lii tamit di beneen histoire boo xamante ni jaxase na Sénégal histoire boobu nag ki ko def di Serigne Niass nag jàppaleen ñu ngi ko dippee le faux Kocc jàppaleen ni que suñu nee Kocc xel yëpp day dem ci Kocc Barma moom mi fi ubboon site boobu ñu tuddee seen porno te mu defoon fi ay jàqare yu bëri ay doomu aadama di génnee seen ay photo ak ay vidéo yu doy waar kii nag beneen Kocc la maanaam faux Kocc lañ ko tuddee ñuy Serigne Niass nag mi ngi dëkk foofa ca Kébémer jàppaleen ni que ginnaaw bi ñu ko traqué ci lu toll fukki weer ak ñett maanaam après 13 mois de traque kii di Serigne Niass tombé na fu mu tombé nag foofu ca Kébémer la daano Serigne Niass lan la doon def Serigne Niass lu mu doon liggéey Serigne Niass benn liggéey la amoon maanaam sénégalais la woon nekkoon foofu ca Kébémer ginnaaw loolu mu ñëw fii ci Ndakaaru bi mu ñëwee Ndakaaru nag ginnaaw loolu la dellu foofu Italie immigré ji mais bu mu immigré foofu Italie xam-xamam dafa màcc lu jëm ci wàllu informatique maanaam ñu dippee ko 2.0 mais Serigne Niass ci 2.0 boobu jéemu ci def benn liggéey boo xamante ni dafa légal dafa sell ni ko famille boo xamante ni ay notable lañu foofu ca Kébémer waxee mais defu ci dara lu dul jàpp lu toll ci une centaine de filles maanaam muy ay jigéen lu toll ci téeméeri jigéen ñoo xamante ni de toute nationalité confondue la doon jàpp di leen tëddee benn par benn nu mu leen doon tëddee nag su doon dafa yem ci tëddee bi rek ku nekk dem yoonam mu doon sutura déedéet Serigne Niass nag dafa doon boole filmer xale yooyu képp ku mu ci tëddee wala mu woo la def la genre pornographie par vidéo conférence da lay filmer ba noppi garder sa vidéo di ko utiliser di la chantage loo jàpp leen daal Serigne Niass boobu tëddee na toll ci téeméeri jigéen ba noppi doon leen filmer di leen chanter loo ginnaaw loolu nag jigéen ñooñu aussi dañ ci ràññee ñoo xamante ni dañoo am jëkkër ay femmes mariées lañu dañu sëy ba pare ñu tombé ci piège yu kooku di Serigne Niass ba nga xamante ni tëddee na leen ba noppi film après 13 mois si la daanu fi mu daanoo mi ngi daanoo foofu ca Kébémer foofu lañ ko jàppee jamono ji ñuy wax ak yéen nag mi ngi ci loxo yoon mais ginnaaw loolu bu mu amee ba ñu demee Kébémer ay waajuram papam yooyu ci yàbbi nee na amul benn soutien boo xamante ni dina ko indil kii di doomam ndaxte honoré wul famille bi ndaxte lu mu def tey dafa tilimal gàkkal famille lépp lu Serigne Niass nag def xale yu jigéen yi ak vidéo yooyu naka leen doon filmer seen taatu neen yeeg ak naka la doon tëddee xale yu jigéen yooyu maanaam ñu toll ci 100 personnes ku ko bëgg a xam da ngay dugg ci sa site bi di vippeople.net
su ma jógee Kébémer damay dem foofu ci États-Unis dëkku Donald Trump jàpp ngeen ni phénomène bii ñu toll nii am na benn phénomène bu bees boo xamante ni dafa génn ñu tuddee ko TikTok fii ci Sénégal lëmbee na réew mi ndaxte xale yu jigéen yi moom la ñuy utiliser à leur façon di ci def yoo xamante ni dafa vulgaire trop ak beneen application boo xamante ni mi ngi tudd WeChat jàppale ni que à partir de dimanche lépp lu jëm ci wàllu TikTok ak WeChat boobu kenn dootu ko autorisé foofu ca États-Unis ki fësal loolu muy Donald Trump moo ko fësal ci benn communiqué boo xamante ni ministre du commerce économique bu États-Unis maanaam États-Unis d'Amérique moom moo ko fësal maanaam gëm nañu daal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu TikTok ak WeChat yooyu di ay application chinoise am dafay lëmbee seen sécurité nationale donc gëmatuñu ko wóolatuñu ko bu baax a baax moo tax kii di Donald Trump nee na à partir de dimanche bii ñu jëm muy le 20 septembre képp koo xamante ni yaa ngi doon utiliser TikTok wala WeChat dootul dox foofu ca États-Unis lu waral loolu nag ak chinois yi lan la ñu tontu Donald Trump ku ko bëgg a xam da ngay dugg ci sa site bi di vipinfo.net. su ñu jógee foofu dañuy ñëw fii ci cybercriminalité nag lu fa xew kii di DJ Malick yor benn page YouTube boo xamante ni ñu ngi ko dippe l'indiscipline des Sénégalais moom la ñu convoqué foofu ca section de recherche lu waral policiers yi convoqué ko foofu ca section de recherche bu cybercriminalité DJ Malick dafa posté benn photo boo xamante ni benn policier bu sëgg ci benn moto ba pare xaalis bi tiim ko ginnaaw loolu nag mu bind ci publication am ne xoolal lii moo tax ñi tilimal honnête citoyen honnête policier yoo xamante ni ñi ngi def seen liggéey ni mu ko waree ginnaaw bi mu publier loolu nag ci page Facebook am kooku di DJ Malick ñu xam ko trop mu am engagement ci Sénégal am engagement ci citoyenneté am engagement ci pour ñu respecter lépp loo xamante ni ak yelleef la pour ñu am sénégalais yi xammee seen droit ak seen devoir kooku di DJ Malick nag convoqué nañ ko tey ci vendredi mi ngi war a jëm foofu ca cybercriminalité ba mu eggee cybercriminalité lan lañ ko wax ak lan lañ ko tuumaal kii di DJ Malick yaakaar naa ni tontu na lépp fu mu ko tontoon nag ak li mu ci wax ku ko bëgg xam da ngay dugg ci sa site bi di vipinfo.net. su ñu jógee cybercriminalité ci DJ Malick dañuy ñëw fii ci croisement Cambérène nag benn accident bu graaw moom moo fa am accident bi nag ma ngi fa am démb ci ajuma ji ginnaaw bu benn camion boo xamante ni conteneur la yeboon daanu ci benn njagandaay ginnaaw loolu jéyee bu mu bëree blessé yi bëri na trop ba chauffeur bi sax dañ doon xool naka la ñuy xottee oto bi pour génnee ko muy chauffeuru njagandaay boobu nekk ci ay blessures yu métti xamuñu ndax mi ngi ci diggante dund ak dee muy accident bu métti boo xamante ni am na ci croisement Cambérène vendredi bi ñu jógee ba tax ni moom bloqué lépp loo xamante ni circulation la ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi jóge woon côté Seras jëm yoonu Ndakaaru jëm yoonu Patte d'Oie am nañu tardement bu bare ci tali boobu donc yaakaar naa ni liñ doon teree que yenn camions yi di daw Dakar ci yenn heures yi yaakaar naa ni tey résultat bi wane na ko donc mesure boobu war nañ ci mën a gaaw ndaxte camions yi nañuy dawee ci journée bi ak nañuy doxee ak oto yi métti na trop ba tey jii jéyee ji suñu borom woon ñu ko muy benn camion conteneur bu daanu ci kaw benn Njaga Njaay foofu ca croisement Cambérène victimes yi bare nañu trop ku xam nag lépp lu mujjee da ngay dugg ci sa site bi di vipinfo.net. su ñu jógee croisement Cambérène dañuy demaat foofa ci États-Unis nag kii di doomu Sénégal bi di le chanteur du peuple di le jeune Faramareen di Wally Ballago Seck moom lañ fa fekk nag muy def benn featuring ak waykat bu mag boobu ñu tuddee Jason Derulo mook Jason Derulo daal jamono ji ñi ngi préparé loo xamante ni lu mag la ginnaaw coow bu mu doxee woon ci diggante Wally Seck ak Akon di doomu Sénégal boobu nekkoon ci États-Unis ne Akon dimbalew ko woon pour mu am connexion am ay featuring ak ay artistes yoo xamante ni ñi ngi foofa ca États-Unis Wally demal na boppam gisal na boppam ba yàlla wonal na ko kii di Jason Derulo jamono ji ñi ngi studio di préparer benn featuring boo xamante ni bientôt su wàccee Sénégal mën nañ jàpp ni que doomu Thione Ballago Seck boobu daal dafa mel ni mi ngi teg tànkam ci cour des grands fii Youssou Ndour teg tànkam ba indi fi ay disque d'or ñu koy waxee artiste planétaire yaakaar naa Wally mi ngi ci tànk yooyu ñu koy souhaiter un bon vent muy information boo xamante ni am na fi aussi ci semaine bi muy Wally Ballago Seck ak Jason Derulo ñi ngi en studio di def benn featuring bu doy waar. Merci beaucoup, chers internautes, d'avoir suivi votre émission hebdomadaire tant aimée étant suivie sur vos sites VIP People TV. C'est une émission hebdomadaire tant show. Di len jox dig dajé à la semaine prochaine, benen week-end ak benen émission. Di len wax sa su neexet que ni lay démé tous les samedis sur votre site préféré www.vippeople.net bi len di jox sen récap de la semaine. Néna len képp ko xamanteni am nga publicité boy joxé wala am public reportage bo xamanteni bëgg nga mu jall mu siiw partout à travers le monde ndaxte c'est le site des grands événements. Da ngay contacter service commercial sur 33 842 51 20 33 842 51 20 mbaa nga woote ci 77 107 47 26 77 107 47 26 di leen jox dig daje à la prochaine fois avec un autre numéro sur vos sites préférés www.vippeople.vipinfo.net. Dylan wax toujours, c'était comme ça à la présentation Tange Tandian, à la production VIP People, réalisation Tange Tandian, caméra, son et lumière Abdou Konaté et merci à Pape Doudou pour le montage. D'ici là, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À très bientôt.